mbokk yi ñu ngi leen di ziar gërëm leen ci ànd bi ak télévision Futur Média ñu tàmbalee ci quartier général ni ñu koy defee guddi gu jot ñu tàmbali ak partie bi ñu tuddee téléservice njëkkee ko ak xibaaru jaww jeek Marianne Siva Marianne ñu ngi lay nuyu lan mooy prévision yi suba. ñu ngi lay fay Pape Cheikh di nuyu téléspectateurs yi ñuy seetaan prévision yi suba bokk na ci Ndakaaru mi yeewoo 21 degré Diourbel moom 22 degré la yeewoo Kaolack 23 Linguère 26 degré Saint-Louis moom 19 degré lay xëyee Podor 24 degré Matam 30 Ziguinchor 23 Kolda 25 Tambacounda 28 degré Kédougou 25 degré ngoon gi Ndakaaru dana am 26 degré Diourbel ak Kaolack ñooy bokk climat ku ci nekk 38 degré ngay am Linguère 42 degré lay am Saint-Louis 27 Podor 39 Matam 42 degré Ziguinchor 36 Kolda 40 Tambacounda 37 degré Kédougou 38 degré waxtu yi ñuy digal suñu mbokk mool yi ngir ñu di ci dem géej bokk na ci 7h02 jotee jàpp 9h02 ngoon gi tamit 19h22 baax na pour nappi lu ko mooy 21h22 baax na géej gi nag dana yéeg bu 1h59 jotee jàpp 14h16 dana dal bu 7h40 jotee laata muy yënguwaat bu 20h42 jotee fàttali leen ni rek jant bi dina fenk bu 6h39 jotee laataa muy soo 19h37 di wax rek suñu mbokk mool yi bu ñuy dem géej nañu yóbbaale seen gilet de sauvetage ngir seenu kaaraange jaajëfal bu baax service météo Baye Cheikh. nawet bi nag dugg si na démb daanaka ci xaaju guddi Dakar am na ci ay bërëb yu taw loolu mooy confirmer li nga xamee ni service national météo démb rek ñu ngi koy wax ba itam ba noppi itam ñoo ngi koy sentir fi mu tollu tembe ci température bi puisque tàngaay baa ngi dugg si ndànk-ndànk heureusement ba tombé na ak ñuy bëgg a jeexal weeru koor gi ñu ngi lay gërëm bu baax Marianne Siva bu ñu àggalee téléservice bi dañ leen di baaxee taux de change bi Sénégal di dëkk tukki kat bu ngeen bëggee wecci CFA ak yeneen xaalisu yeneen dëkk yi dañu koy njëkkee ak xaalisu Amérique $1 ñoo ngi koy weccee 559,798 francs CFA €1 ñoo ngi koy weccee 655,957 francs CFA une livre sterling ñoo ngi koy weccee 749,934 francs CFA un yuan chinois ñoo ngi koy weccee 87,4047 francs CFA dirham ñoo ngi koy weccee 59,0805 francs CFA un rial mooy xaalisu Makka ñoo ngi koy weccee 149,283 francs CFA one dalasi xaalisu Gambie ñoo ngi koy weccee 11,8925 francs CFA. waxtu julli yi suba daañu ko julli bu 5h20 jotee tisbaar moom 13h09 lañ koy julli takkusaan 16h33 timis 19h42 geewe 20h53 lañ koy julli di wax rek ku ko mën na ngay julli ci waxtu wi te boo paree bul fàtte ñaanal jàmm Sénégal Baye Cheikh. ñu jàll ci waxtu naafile yi ak oustaz Assane ñu ngi lay nuyu di la ziar delloo ti la sa wàccuwaay fu koor gi toll sax comme ñun duñu compter. ndax bëgguñu mu jeex. waaw tey de la ñu am ñaar fukki fan. 20 20 donc 10 rek ci des. incha allah mu des 10 bu bëree ba bëri. mu des fekk ci des quoi. 10 mën na des 10 mën na nekk 30 comme mën na nekk 29. mu ngi aju si bés bi nga xamante ni si la weer wi di feeñ rek. ngir mën na des 10 comme mën na des 9 ça dépend de ñaata jours. mais bu bëree ba bëri daal fukki fan la incha allah ñaan yàlla ni ñu ko tàmbale bismillahi rahmaani rahim mais yow yaa wax léegi bëgguloo mu gaaw a jeex. bàyyi ma ay waxi télé la rek rythme bi dafa neex ay waxi animateur télé la. non waaw d'accord mais bu ñu xamoon li mu ëmb ci njëriñ ak barke ak xéewal wax dëgg yàlla du ñu bëgg mu jeex ndax weer la woo xamante ni suñu borom subhanahu wa taala guddi gi gën si guddi yi si weeru koor bi la ko dëxëñ nga xam ne benn guddi la boo xamante ni day remplacer juróom-ñetti fukki weer wala juróom-ñetti fukki at ak ñett yoo xam ne yu toftal yoo jaamu yàlla muy junney weer kon bu si benn guddi boo xamante ni moo remplacer lu mel noonu amee jaadu na wax dëgg yàlla buy jeex ñu mel ni ku xaw a triste ak yu ñu demeen comme ni nga ko waxee tey la guddi ñaar fukkeel ak benn incha allah naafila tey bi ñeenti ràkk la ràkk bu nekk da ngay jàng fatiha ak qul huwallahu ahad ba mu jeex fukki yoon léegi ñeenti ràkk la boo defee ñaar sëlmal defaat ñaar sëlmal ràkk bu nekk benn fatiha ak qul huwallahu ahad ba mu jeex nee nañu képp koo xamante ni def nga ko dinañ la bindal li nga xamante moom mooy yiwu koo xam ne dafa jël alalam yëpp dépensé ko si yoonu yàlla waaye itam te yàlla rek tax waaye itam dinañ la bindal yiwu koo xamante ni fa tabarakallahu masha allah lépp loo xamante ni alal la rek def na ko ci yoonu yàlla waaye koo xamante ni itam yiwu koo xam ne itam dafa jàng téere yu sell yi nga xam ne suñu borom subhanahu wa taala mas na ko wàccee si kaw suuf
suuf yëpp jox ko ay yonentam yu tedd yi waaye itam nee nañ ku ko jëf itam danañ la setal si bàkkaar comme liir boo xamante ni day soor a juddu kon loolu nekk na loo xamante ni lu am solo la bokk na ci yiw yi ku ko mën nga def ko ku mën lu ko ëpp itam nga def ko comme ni ñu koy waxee à chaque fois dañuy ñëw rek joxe li nga xamante ni moo gën a jàppandi si ñi nga xamante ni xëy na guddi gi day xaw a kii si ñoom ndax liggéey ak yu demee noonu wala ñàkk jot kon ku ko mën rek nga def ko ku ko mën lu ëpp tamit nga def ko ndax comme ni ñu koy waxee Baye Cheikh yiw moom du doy ak lu baax. mu ngoog ki tax ñu naan tarixa xaadiriya la ñuy waxtaanee bu ca kanamee tuuti muy Cheikh Abdoul Khadir Jeylaani. waaw kooku moom mooy ki nga xamante ni moom mooy góor gi nga xamante ni moo am ñaari bàmmeel yi wala ñaari niw yi mu nekk loo xamante ni itam yàlla suñu borom subhanahu wa taala moom moo ciy wane boppam nekk surtout sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam borom Baghdad nga xamante ni waxtaane ko si génn guddi comme ni ñu koy faral waxee du doy ndax jaar-jaaram ci l'islam waaye itam jaar-jaaram si ñi nga xamante noonu la doon tàggate ñi nga xamante ni suñu borom subhanahu wa taala ñoom la ko doon booleel si ay taalibeem ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko doon topp ndax fa mu tegoon tànkam rek foofu la ko maamam ju tajj teggoon sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon waxtaane Cheikh Abdoul Qadir Jeylaani si guddi gu mel nii si biir weeru koor yaakaar naa ne ngëneel mënu koo gën a rëy kon moom itam dafa bokk ci rajulun min rijalillahi maanaam góor la si góori yàlla yi subhanahu wa taala xëy na buñ si duggee ba si kanam ba yaatal ko rek insha allah danañu gën a xam bu baax a baax si li ñu mën a xam si moom si zahir moom mooy kan moom Cheikh Abdoul Qadir Jeylaani te ku ne xam na ni taxawaayam dafa am solo surtout ci weeru koor gi ñu ne donc lépp loo xam ne ni jëm na ci dund bi ak œuvre bi daañu jéem ci tënk rek waxtaane ko tey ci quartier général bi la nga xam ne ni dañu ko bëgg a defar ci ñaari pàcc bu njëkk bi nag daañu recevoir koo xam ne ni fan yële yëpp réew mi yëpp nga ko doon waxtaane tur wi ñu gën a jàpp nag mooy juge Dème alors autant de questions yoo xamante ni préparé nañu ko bu ca kanamee ak moom Chérif Dia ñu ngi lay nuyu li ñu doon laajte bi ñuy préparé émission bi nu ñu koy woowee juge wala ñu jaar ci tur bi rek ñu jaar ci tur bi xëy na moom dinañ wax nu ñu koy tuddee wante yaakaar naa nekkatul juge ndax am na lu fi xewoon nga fàttali ko comme génn na ca moom mënatuñ ko woowee juge xanaa dañuy jaar ci turam ak tamit wax ñu ci lan lay yëngu lan lañ koy woowee ban activité lay exercer. loolu xëy na ginnaaw bi mu démissionné ci magistrature. moom mii di Ibrahima Hamidou Dème dinañu ko wax. voilà mu ngoog ca kanam donc ñu sekk waxtaan rek moom ci première partie quartier général bi Kebs Thiam ambassadrice su sénégalais yi nga xam ne ñoo nekk ci diaspora bi saa yu yegsee génnee ay mbir yoo xam ne ni solution lay doon pour ñi nga xam ne ni dégg naa ni ñoo nekk ci 15e région wu Sénégal. muy sénégalais de la diaspora. absolument ni nga ko waxee Pape Cheikh noonu la ginnaaw bu ma la nuyoo nuyu ñu ñuy seetaan yëpp mbégte la ñuy am ngir teewaat fii tey quartier général fas yéene fii taxawal ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci diaspora bi comme ni nga ko waxee mu tey nag ñu fas yéene waxtaanee Pape Cheikh sénégalais yi seen nekkin am na daal dañuy plaindre ñenn ñi. waaw dañuy ñaxtu rek nag te ñaxtu yi nag nee naa leen bëgguma ñu jël li nga xam ne moom moo di émission lii di waa diaspora bi daal di koy jël rek collé ko ci li nga xam ne moom moo di ñaxtu ak kaas parce que au delà de tout cela tam am na ay aspects yu positif yoo xam ne ñoom ñoo ci am ba tax na nag tey jii moom dañuy def wane benn sénégalais boo xam ne Toscana la nekk day liggéey italien la Italie la nekk du moins nekk fa depuis de nombreuses années di liggéey ci tool yeeg yooyu wante muy expliquer ne perception bi nga xam ne moom la ñu am fii ak li nga xam ne moom la ñuy def suñu liggéeyee yónnee ko ba pare nee na chaque jour ñu woo leen sama tànku lal bi damm naag sama lii métti na comme ni ma ko waxee woon keroog rek bu ñu leen xasee ba yónnee xaalis sax pour ñu wax merci sax day jafe donc tey loolu lañu fas yéene waxtaane parmi tant de points ci li nga xam ne moom moo di biir quartier général mu ngoog on découvre tout ça bu ca kanamee ak Kebs doyen ñu ngi lay nuyu Pape maa ngi lay nuyu bu ma la gisee damay mel ne ñu gis mango ndax kontaan ci yow ak vraiment. ni ngay présenté mango bi naa ko posone kon. boo ko posone ñu xàmp nga ñàkk waay ndax ñun amuñu ko dul yow ci lay départ nag daal di nuyu bu baax a baax sanc ba doon Alceri montagne cox na kër Serigne Louga Touba Serat Medina garage ci lay sar-sare la nag Pape ndax damaa na moon wax nag ndax ñaari fan yi ma ñëwut quartier général daf maa manqué ci kaw manqué googu ci lay départ nuyu Cheikh Mbacke bu baax a baax ñu doom ci suñu yaay madame Gise waaye bu ma départ Pape damay duggaat fële ca Njarmeew waaye bu ma génnee Njarmeew danaa dugg Ñomre bu ma génnee Ñomre dem Sàkkal dem Potou Paal waaye danaa dem nag fa nga xam ne mooy Njaguri dem Tanimlo Pape boo ma daggul damay tañaañax dama bari bokk bu ma génnee foofu dinaa dem fële nga xam ni moom mooy Pekes waaye bu ma génnee Pekes dinaa dem fa nga xam ne mooy jëlër lu sul waaye ziar bu baax a baax nag waa Louga gi ma fekk baax nga xam ni wax dëgg yàlla dañ ma fonk bëgg ma lool kon maa ngi jaajëfal bu baax a baax ñëpp góor gi ñuy waxtaane tey nag di ci jaajëfal bu baax Cheikh Ibrahim Kounta
ak soxna Bigué Guèye gaaw rek ci ziar yi bu baax di kontaan ci ñëw nga ni ma waaw di ziar Pape Cheikh Diallo aussi di ziar Oustaz Assane vraiment ñi ma bokkal plateau bi mu naay si lool Modou Mamour Diallo ñu ngi koy ziar ak madame Diallo Binta kon Pape jërëjëf. merci beaucoup dañuy tàmbali nag ak lu am solo loo xamante ni moom la ñu tuddee vente 2.0 ci internet bi réseaux sociaux yi moom la ñu xewal léegi ne lépp la ñu fay jaay li ma gis sànq ni am na ku ne marché amatul ndax Facebook marché amatul ndax internet tellement ku jóg rek dugg ci muy vente 2.0. waaw Pape Cheikh Diallo maa ngi nuyu téléspectateur u quartier général yëpp ak sama naataango yi ma toogal ci plateau bi donc tey lu ma leen indil Pape Cheikh c'est toujours dans le même cadre réseaux sociaux yi xam nga réseaux sociaux yi moo lëmbee réew mi donc tey jii nii ñu tànn beneen partie boo xamante ne mu di njaay mi parce que dañu gis ne que ñu bëre léegi amatuñu boutique wala tamit bu ñu amee boutique seen njaay bi yëpp ñu ngi ko concentré ci réseaux sociaux yi njaay mi ngi ci WhatsApp bi jaay bi mi ngi ci Facebook bi am na ay groupe yoo xamante ne ci biir Facebook bi c'est exclusivement dédié aux ventes yoo xamante ne soo amee sa marchandise foofu nga koy def donc léegi ay frais de location magasin ak yooyu yëpp dalay wàcc ñu dem seeti aussi ñaari jaaykat yoo xamante ne nii wax nañ ñu ndax ñu ngi ciy génn ñaari jaaykat en ligne kenn ki dafa yor boutique di jaay aussi ci réseaux sociaux yi kenn ki moom ci réseaux sociaux yi rek lañ ko xamee ba da ciy jaay ba à l'international kon Pape ñu seetaan ko daal di dellu si waat. ñu toll nii internet moo lay permettre ngay def lu bari. vente en ligne gis naa c'est une bonne chose parce que dina permettre nga mën a jaay ak ñi nga dendal ñi la wër mën nga leen di jaay. c'est-à-dire que mën nga toog sa kër di jaay il suffit que nga am téléphone am internet di nga mën def lépp li nga mën a def mën a jaay sans pour autant nga déplacer wu. en même temps mën nga jaay au niveau national et au niveau international parce que dina la permettre boo booster nga def sa ciblage pays boo bëgg tey sa marchandise ñu gis ko dañu koy gis. avantage bi mooy que ne mën naa dugal sama produit léegi comme nit ñi léegi seen lépp c'est sur internet dañ koy gis léegi vite fait ñu passer seen commande. parfois mën nga sa bagage bala muy agsi mën nga ko dugal laa bay bala ngay réceptionner fekk jaay nga lépp. j'ai une boutique à la fois damay jaay en ligne. avantage dinañu permettre aussi ñu def yeneen activité yoo xam ne bokkul sax ak vente bi. mais jaay en ligne bi moo ëpp avantage parce que nit ñi léegi seen lépp internet la. parce que il suffit juste nga yor sa smartphone di nga mën a gérer sa ay clients nekk ci leneen. si nga mën a dugal say produits mën dugal li ngay jaay ñu gis ko foofu donc. C'est plus avantageux, on peut dire. Am boutique dafa xew. Tout se vend sur internet maintenant WhatsApp Facebook Twitter Snapchat c'est-à-dire ku ci am juróom-ñaari bagage sax di nga posté bind damay jaay. waaw Pape Cheikh xam nga léegi Sénégal ñëppay jaay. man loolu laay wax léegi ñëppay jaay donc même ñi nekk ci bureau yi sax ñi ngi jaay. te ñi nekk ci bureau yi du ñu am jotu gérer boutique. xam nga gérer boutique dafa metti ndax non seulement da ngay fay location. da ngay fay courant da ngay fay aussi ku la fay toogal donc du ñu mën a gérer seen liggéey bi ñu leen dénk te aussi dem gérer seen boutique donc WhatsApp bi la ñuy posté ci statut yi wala yónnee ko seen contact ñu def seen listing wala ñu dugal ko ci groupe yi nga xamante ne c'est des groupes exclusivement dédiés aux ventes wala tamit yenn groupe yi dañuy am politique boo xamante ne mooy que ne week-end bi la ñuy def vente week-end bi mooy à partir de vendredi soir samedi dimanche donc bépp marchandise boo am ci lañ koy jaayee ñu expliquer ñu léegi que ne léegi vente ci réseaux sociaux yi moo ëpp même avantage booy seet parce que di nga mën a def yeneen activité te continuer ko te tamit li ñoom ñoo ci gën a génn que ñi nga xamante ne ni actuellement dañu am boutique mais gis nañ aussi que ne am na ñoo xamante ne boutique ñoo leen gënal di jënd en ligne parce que dañ koy wax rek yenn saa yi nga commandé benn affaire gis photo bi ci réseaux sociaux bi mais li ngay jot ak li nga commandé fekk du bokk qualité bi du benn donc foofu mën nañ fa wax benn arnaque looloo tax ñu ci bëri am na ñu ñu nga xamante ne ba léegi ñoom li ñu préféré mooy dem déplacé wu dem ci boutique bi xool marchandise bi tànn couleur bu leen neex parce que yenn saa yi sax di nga am marchandise nga photo ko ak éclairage beeg yooyu couleur bi du rendre comme il le faut yow su ko defee da ngay foog ne que peut-être aussi dina dal par exemple ay blanc ak ay beige nga xamante ne dañu xaw a nduroo donc bu boobaa nga ne arnaque la te fekk ne peut-être photo bi la
donc loolu yëpp Pape Cheikh mi ngi ci réseaux sociaux bi di ci am moo taxoon ñu ne woon tey tamit ñu indi ko su ko defee ñi bëgg a dugg ci njaay bi tamit xam ne que ne tamit léegi soxlatul soo amee sa budget bu ndaw rek comme ni nga ko waxee mën nga jënd sa juróom-ñaari bagage waaw posté ko voilà say xarit ñoo lay njëkk jëndal sax su ko defee nga mën a renflouer daal di wutaat leneen voilà mais quand même ngeen dem ci ak prudence parce qu'on sait jamais foo gisee yu baax rek am na ay mbir yoo xamante ni yenn saa yi mën na indi ay gàllankoor mais c'est bien tant mieux parce que xale yi kenn ku ci nekk yaa ngi jéem di jaay sa ay mbir ci internet WhatsApp Facebook ak yooyu noonu yëpp merci en tout cas pour ce sujet intéressant yéen kaay yi ak xët yi attiré attention Mamadou Mohamed Ndiaye ci la ñuy jàll léegi nii Mahmoud na nga doxale maa ngi sant yàlla bu baax Pape. waaw lépp rek ci express. mais vente en ligne bi kay man maa ngi xaar livraison yi rek. lu ma yëg mu siiw. maa ne la vente en ligne bi. lépp rek ci express da ngay vendre en ligne xale itam xewal nañu léegi livraison à domicile bi est-ce que xam ngeen ni commerçante bu mag ngeen toogal ne le. waaw xam nañ ko. oui ma. muy vente beeg livraison mais Pape établissement Thiam et Frères. ku ko xamul dégg nga ko man damaa wax rek waa yaa ngi ci jàmm. waaye sant bu wér. jaajëf maa ngi nuyu waa Sénégal yëpp. nuyu suñu gan kenn ci gan yi ñuy dalal tey. mu di juge Ibrahima Amidou Dème. man dama ci teg juge bi. comme ni koy waxee rek dem dikk na. comme dikk na nag dinañ waxtaan ak moom. nuyu également. dem de reetaanul kaful foofu du leer laa la wax man ba tey Chérif rek laay waxal man kaful foowul réewul man Chérif rek laay waxal man. juge la nag yow balaa mu lay juger léegi nii vite fait tëj la perpète sans possibilité de réduction de peine dem kaful réewul man Chérif laay waxal. xanaa xamoon ni juge à vie la. en tout cas ñu ngi koy nuyu di ko dalal. nuyu waa Sénégal gi yëpp. yow waa Sénégal. mu ngoog yéen kaay yi attiré sa attention Mamadou Mohamed Ndiaye laataa ñuy tàmbali waxtaan parce que je sais que Salamine baa ngi xasan on veut des réponses ci li nga xamante ni moo xew fan yële ak juge Dème mais d'abord ban yéen kaay moo la njëkk a xët. bari na tey Pape mais comme ni ñu koy faral def rek dañ ciy tànn ñett. ndax xam nga daanaka journaux yu bari bu ñu xëyee ñooy bokk sujet bu ñu traité. am na ñoo xamante ne li ñuy wax sortie de l'ordinaire dañuy génn feneen. nañu doore ak yéenekaay bi nga xam ne moo di Le Quotidien. voilà gis nga lii la xëyee lan moo am ci coow li. keroog dimanche dañu invité woon Mamadou Lamine Loum ancien premier ministre ci émission Grand Jury ci RFM ak Mamoud Ibra Kane muy expliquer tolluwaayu koom gi mu di situation économique bi ci réew mi di wax ne tension financière moo am ci Sénégal. démb nag ministre délégué auprès ministre du budget kon di Birima Mangara génn ak ay leeral yoo xam ne def na ko ci situation économique bu Sénégal Le Quotidien xëy ak bi le titre yaa ngi fàttali ko waxoon na fi Idi Lamine Niass. tey mu andil ñu Birima Lamine Loum. comme Mamadou Lamine Loum mu boole ñaari mu indi jeu de mots boobu Pape. voilà c'est vrai que ñoom ils sont forts en jeu de mots ak seen rédaction. seen titre yu. waaw titre yu neex ay titre yu neex Le Quotidien di def quand même. deuxième journal est-ce que duñ xooli L'As. L'As ayca mi ngi noonu xam nga bii mooy xët mu njëkk mais nañ jëli lële ca kaw a kaw ci kaw L'As. gisagoo ko. mu ne un mari battu. voilà. porte plainte contre son épouse. qui a fracturé son bras. waaw benn jabar daal moo dóor jëkkëram ba damm loxo bi jëkkër ji dem porter ko plainte. détails yi nag mi ngi ci biir journal bi Pape. Ali kay jarul àggale. da ngeen fii romb ay ñu toll ni Alfi di sëy ak Marianne. moo tax en tout cas nga Pape dàqum koor laa jàppee woon article bi xëy na peut-être olof ne bañ duree jàmm. mais dàqum koor da article bi da nga koy tiim da nga ko lire ñetti di nga ko lire ay yoon mais après ay ree la lay mujj def. ndax xam nga dafa mel ne jamono ju wëlbatiku. bu ñu demee ba jigéen ñi di dóor góor ñi ba leen di damm. c'est extraordinaire. loolu doy na waar di. doy na waar mais liñ si mën a wax rek mooy soxna moom xaar nañ leneen si moom ngir mu toppatoo ko borom këram lu dul ay dóor te ndigum ñun Yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf ñu ne jigéen ñi nañ leen di téye waaye itam sàmm leen di leen aar waxoon ne ma akramahunna illa karimun wa ma ahanahunna illa laimun nee neen noble garmi moo mën a yor jigéen waaye baadoola rek ñu jéggal ma ci terme bi mooy toroxal wala muy dóor wala muy sàggana li nga xamante ni moom moo di jigéen xam nga ne jigéen yéen sallallahu alayhi wasallam nee ne iza sallatil mar'atu xamsaha wa saamat shahraha wa ata'at ba'laha
wa xafisat farjaha daxalat jannata rabbiha nee na jigéen bu ma talee juróomi waxtoom sàmm boppam tomp ndigalal borom këram si li neex boromam lenn rek mooy dox diggante moom dugg àjjana te mooy mu génn àdduna kon loolu dafa nekk loo xamante ni lu am solo la borom kër daal dañ koy toppatoo di ko yiir di fexe à chaque fois muy bëgg waaye itam dafa war a nekk vice versa nii borom kër war a amee mbégte soxna itam noonu la war a amee mbégte waaye booy woo sa soxna doo ko neexal faatu nga faatu Aïda Mariane non ndànk rek sëñ Moussa dafa wax barke démb lu am solo lay maxtaar ma koy nuyu mu ne comme ñun si ndànk-ndànk la ñuy mujjee nañu def ndànk-ndànk jigéen dañ koy neexal ñun salaam doon wax ne hun na xawaariir nee na ñii ay porcelaine lañ xam nga porcelaine boo ko téyee boo concentré wul tuuti ñàkk ko bu daanoo moom toj na waaw te dootoo ko mën a defaraat kon jigéen dañu fragile yàlla moo leen bindee noonu waaye itam buñ demee nag ba soxna di dóor borom kër moom loolu moom doy na wax waaw comme digim dañ ne góor bu mu dóor kon soxna itam bu mu dóor na nabbee na neexal comme ni ko gars yi di waxee nu mu tuddati faru rab sax yombatul waxatuma la ak jëkkër faru rab sax yombatul léegi waxtuma la ak jëkkër kon nañu tey góor ñi toppatoo leen nabbee leen bu ëllëgee ñoom ñëpp ñu ànd daagundoo dugg dem aljana di leen nengal waaw kay donc loolu laas moo ko def tey ci parution wam yéen a kaay bu mujj bi record la record magazine mais record quotidien mi ngi noonu wàllu tàggat yaram ak laaj bu mu xëyee moo di football katu Sénégal bii di Sadio Mané ca Real de Madrid am nay téex-téex yuñ ci xaw a njort mais bu ñu sukkandikoo ci yéenekaay bi président bu Real mu di Florentino Pérez waaw dafa am ay weddiwul sax dafa am ay joueurs yoo xam ne dafa bëgg Real am ko bokk na ci ñoom Harry Kane bokk na ci ñoom Eden Hazard bokk na ci ñoom David De Gea mais moom daf ne nañ ko lijjantil Sadio Mané d'abord mais la xaw a indi tënk-tënk yi mooy Zidane moo coaché woon projet boobu moo bëggoon a ñor di Sadio mu ñëw football si ko comme Zidane dem na li gars yi di wax mooy ndax cere ji du xajam tuuti léegi nag moo tax yéenekaay bi xëy wax nañu Sadio Mané ma nga ca Real waaye point d'interrogation day laaj ndax maanaam dem bi dina yomb dina jàppandi. D'accord mi ngi noonu Pape. En tout cas en attendant Sadio Mané mu ngi ci tanière bi di préparer coupe du monde bi nga xam ne ni moom la ñu dëgmal je rappelle encore que mën ngeen ko seetaan ci télévision Futur Média ak it L'Obs TV Alfie ànd nga ak Sénico ànd itam ak Beko tey moom doo ñu ñuy j'espère. non tey il faut nga yàkkal juge dem moom. waaw tey moom juge lekk bi teel a pare ñu jox ko. waaw tey day teel a pare Pape. ba pare lu neex lañ ko andil Pape Cheikh ginnaaw bi ma la nuyu ñi ñuy seetaan Pape Cheikh ak ñi ci plateau bi suñu invité yu yaañ yi toog donc tey am nañu lasagne boo xamante ni dinañ ci def dog waaye bëri na légume ndax lu ci mel ni poivron courgette soble ak li nga xamante ni moom mooy laaj assaisonnement yooyu nga xamante ni dafay neexal ñam dina ci dem donc boo nee lasagne nag xam ni bokk na ci catégorie pâtes yoo xamante ni ba fekk na baax Italie mu nekk ñam yu diis yoo xamante ni Pape soo ko xëddee doo xiif moo tax tey moom la ñu fas yéene jox suñu juge bi les produits Sénico ñun dañu tàmm di ko ndekkee mais di ci ndogg di ci xëddit baax na exactement et puis di ko utiliser en cuisine lu ci mel ni beurre jadida bi ak meewu alib bi tey moom laay defaree sauce béchamel bi war a dem ci lasagne bi donc dinañ joxe astuce yi nga xamante ni moom ngeen war a utiliser pour mën a réaliser ay lasagne yu neex comme ni ñu koy defee fii mais tamit rappeler que ni yaa Beko aussi Pape Cheikh soo gisee ni ma électroménager yi wëree nga xam ni Beko moom teel na pare lu ci mel ni cuisinière bi nga xamante ni moom la ñuy digle ñi bëgg reprendre plat yi nga xam ne en général dañ ko fiy def lu ci mel ni ay lasagne il faut ngeen am fouru Beko yi nga xamante ni Pape dañu nekk ci promotion durant tout le mois de Ramadan su ngeen demee da ngeen am ay réduction yoo xamante ni yéen ñi dafay dem ci showroom yi rek yéen a koy am électronique corp nga xamante ni bu ngeen fa demee di ngeen fekk lépp luy marque Beko grille-pain micro-ondes chauffe-eau électrique yi nga xamante ni bu ñu attaayee ba pare ci lañ koy def ak yi nga xamante ni ñoom ñooy toasté sunu ay panini wala di toasté ay sandwich yoo xamante ni da nga koy bëgg lekk ci tàng-tàng bi du consommer courant lu bëri parce que dañ ko adopté chaque fois ci climat bi nga xamante ni moom la ñu nekk donc su fekkente ni aussi bañ leen fàttali promo bi nga xamante ni moo am Beko su ngeen fa demee lépp lu ngeen jënd ci valeur u 100 000 francs bu ngeen di génn da ngeen di ànd ak benn cadeau su ngeen bëggee nag prix yi benn numéro la 33 867 79 99 pour ngeen mën a am prix yi et puis mën a am promo yi nga xamante ni moom la ñu jagleel client wu Beko yi donc Pape on conseille à tout le monde ñu dem jëli bagage yi nga xamante ni dafay dundal yaram daal yii xam nga soo ko amee sa waañ da ngay am waañ bu taaru et puis da ngay am un gain de temps boo xamante ni dootoo
yàgg ci waañ bi parce que lépp loo war a def machine yu ndawaan yi ñoom ñoo la koy defaraat Pape Cheikh. mu ngoog donc on découvre li ngay togg ci xëdd bu ca kanamee tuuti ci quartier général bi fàttaliwaat leen ni mën ngeen a réagir ci émission bi tey première partie bi daañu waxtaan ak juge dem ci ay ponk yu bëri pàcc bi ci topp nag ndaxte li ñu bëggoon a def yëpp du xaje ci bis yi nga xamee ni moo des ci weeru koor gi loolu nag ñu ngi ciy jéggalu bëri na ci ay invités yoo xamee ni malheureusement on ne pourra pas les recevoir cette année bëri na itam ci ay borom yi xam-xam yu ñu waroon recevoir duñ leen mën a recevoir ndax voilà koor gaa ngi jeex te ku ne xam na fii quartier général toll fii ci Sénégal moo tax par exemple tey ñu def ko ci ñaari pàcc ki ñuy waxtaane nag bu ca kanamee tax na ci pàcc bu njëkk bi ñu woolu soxna Fa Binta Ndiaye moom nag ñëpp fonk ko ci ay sikkaram ak taxawaayam dina am lu mu ñu nuyoo bu ca kanamee tuuti Cheikh Bou Diop itam dina bokk ci waxtaan wi bu ca kanamee ndax ki ñuy waxtaanee ko jar sunu wayjur bi di Cheikh Thierno Ndiaye moom it bu ca kanamee dinañu fekk si ci plateau bi ak yeneen i waxtaankat ñu jagleel jotaay bi kii nga xamee ni moo tax ñu naan tarixa xaadiriya ñu jàll ci li nga xamee ni moo di jàpp sa fula ak ñaatam ba sek jàllo bi ci la bokk ñaatam ñu ngi lay nuyu et puis di la féliciter ci li nga xamee ni def nga ko keroog xombal mais d'abord comme dañuy course ak temps bi dañuy jàll ci sujet bi nga xamee ni moom nga jagleel ay silmaxa yoo xamee ni am nañu laago mais terewu leen jàpp seen fula. jaajëf Pape maa ngi lay nuyu di nuyu téléspectateurs yi di nuyu suñu invité di nuyu également ñi nga xamante ne ñoom laa bokkal tey plateau bi nag di sant waa Xombol di sant ñi ma jàppale également ba 6e édition bi donc ci jumaa yi nga xamante ne dama koy def chaque année ñuy remercier ñëpp donc Pape di wax rek ni tey dañu demoon Thiaroye-sur-Mer seeti ñoo xamante ne ay silmaxa lañu waaye jàng ba am seen ay lijaasa tijji li nga xamante ne mooy seen société di defar ay balai di defar également ay serpillère tey ñoom lañu demoon seeti bëgg leen a wanale ak seen liggéey kon ñu seetaan élément bi dellu si waat. maanaam ci wàllu produit yi ñuy defar xam nga produit serpillère boo ko defaree ñun fabrication artisanale la ñuy def bokkul ak fabrication industrielle maanaam ni ma koy expliquer mais c'est fait à la main waaw maanaam machine bi la ñuy toog mais loxo la ñuy liggéey bokkul ak ki nga xam ne nag dafay xëy dugal ko ci machine am mën a liggéey 3000 serpillères ñun suñu capacité de production lu mu bari fanweeri serpillère ak juróom la ci par machine matukaay yëpp matul matukaay yëpp des na lu bëree bëri parce que matière première bi ñuy liggéey serpillère bi ngay gis dañ koy importer ma ngay jóge ba Italie fa lañ koy jëlee di ko indi te bu ñu écoulé wul amuñu ay moyens du ñu mën a jëw di jënd matière première boobu donc ki nga xam ne nag amuloo moyens yoo ko téye yenn saa yi nga bàyyi ko mu dox activité te loolu baaxul ci entreprise donc dañoo bëgg pouvoir public yi vraiment jàppale centre bii parce que dama koy wax toujours dama ne kii début de solution la pour régler le problème de la mendicité. pouvoir public yi muy Marème Faye Sall di président de la République ñoom ñëpp ñu jàppale ñu parce que boo xoolee président de la République jamono yi mu nekkee premier ministre daf ñu fekk FIARA ñuy exposé mu jënd matériel bi yëpp mayaat ñu ko loolu tam lu am solo la bëgg nañu aussi ñi nga xam ne ñoom ñooy Marème Faye Sall li muy dugale ci yaayu daara yëpp na ñëw nag gestu centre bii parce que ay silmaxa lañu te bëgg nañoo tekki comme suñu morom yi bëgg nañoo yore suñu njaboot te bëgg ñoo tàllal loxo. su boobule ñaatam moo ñu ko defal ci ay silmaxa ñoom nag ñu am jom ba di defar ay serpillère. dëgg la Pape comme ni ma ko waxee léegi rek Sénégal dafa bëri ay ndaanaan yoo xamante ne ñu ngi demal seen bopp rawatina ñi nga xamante ne dañuy dund ak laago kon nag mu nekk ñoo xamante ne CAAD noonu la ñu tudd di coopérative des aveugles artisans diplômés dañoo am diplôme nag ci li ñuy def donc mu mel ni rek seen ay loxo la ñuy liggéeyee yore ay machine yoo xamante ne neexul liggéey ba pare teg ci Pape tey jii seen production dafa doxul parce que dama fa fekk ñoo xamante ne dañu ay silmaxa lañu di dund ci biir kër gi comme ñoom ci centre bi donc amatuñu sax loo xamante ne tey mën nañ ko jox seen njaboot lu tax mooy tey jii li ñuy produire mënatuñ ko jaay mënatuñ ko écouler ndaxte am na concurrence bu am solo boo xamante ne moom moo fi nekk serpillères yi yu ñuy defar ñoom bu ñu ko jaayul 800 francs duñ ci génn te tey jii mën nañoo jënd ci boutique bi benn serpillère boo xamante ne 300 lay jar wala 400 donc loolu li ko andi mooy seen loxo la ñuy liggéey te ñële ay machine la ñuy liggéey tey jii seen production capacité bi ci fanweeri serpillère lañ mën a defar par jour mënuñu ko weesu donc tey jii
li ñuy wax waa Sénégal mooy ñii tey jii dañuy liggéey jàng ba am seen ay lijaasa ubbi li nga xamante ne mooy usine bii ngeen di gis donc boo ko gisee poussière bi bari na parce que dañ ko tëj amatuñu lu ñu produire donc man tey li ma bëgg mooy muy entreprise mooy ku mën a nekk Sénégal benn serpillère 800 francs nga jënd ci 5 par mois jàppale na doomu aadama yi nga xamante ne ñu ngi dund ci biir centre bi amatuñu lu ñu lekk gis nga bale yi nga gis ni moom la ñuy bale biir kër yi am na bale yoo xamante ne dañ koy defee en fer yooyu la ñuy bale boo demee en Europe bale yooyu moom la ñuy balee tali bi donc tey ji war nañoo jënd ci bale yi nga xamante ne ñoom dañoo maanaam ay silmaxa lañu ba pare toog di ko defar ak seen loxo dafa métti ñoo koy ràbb serpillère yaa ngi nii jox la ñu ci cadeau ba ma bëgg nga yëkkati ko yow ñu filmer ko tey ñoom ñoo ko jox quartier général dañ koy dajji ko bu la neexee donc mu nekk loo xamante ne Pape appel la bis bu nekk ñu wax ko mais dama bëgg tey jii ngir yàlla dañu ko ñaan entreprise bu nekk Sénégal wala nit bu fi nekk jënd ñaari serviette wala nga jënd 5 serviettes yu 800 francs du la wàññi dara ay producteurs lañu yoo xamante ne yàlla dafa def ñu am laago duñu mënuñoo gis waaye ñi ngi liggéey ci la ñuy dund tàllaluñu loxo ndax nee na lii bu yeggee Pape dinañ tàllal loxo te kenn du ci mën dara parce que bu ñu amatulee lu ñu dunde dinañ tàllal seen loxo donc tey jii man li ma bëgg mooy Sénégal ñi seetaan émission bi ñu dem seeti Saliou Seck ndax moom moo nekk foofu Thiaroye-sur-Mer boo demee ba foofu soo leen laajtee di nga leen gis ñu jënd ci serpillère yi jënd ci bale yi ndax ñu mën a am lu ñu dundee Pape am na solo intéressant en tout cas ce sujet ak ñaatam ñu ngi la ci gërëm bu baax replay bi ci YouTube bi ak ci Facebook bi ci xale yooyu nga xam ne ni ay silmaxa lañu mais am nañu fulla ngir liggéey donc ñu ngi ñaan ku ci bëgg nga jënd ci on vous donne le numéro de téléphone bu ca kanamee balaa d'accord ci kanam dinaa joxe numéro téléphone bi Pape daal di ñi nga xamante ne ñu ngi seetaan ñu def commande yi dem jëndi loolu nga xamante ne di nga dimbali doomu aadama yu bëri tàllaluñu seen loxo ñi ngi liggéey te gis nga serpillère yi du takk bonne qualité te tey ji ñu ngi jënd ci marché bi ay serpillère yoo xam ne 300 500 francs lay jar ñooñu dañuy defar am naa fi commande léegi nii Ndeye Thiam décoratrice nekk Suisse ku nekk na ko am biir kër militante la moom en même temps elle est très adorable elle dit qu'elle veut commander beaucoup ci ñoom donc bu ñu amee numéro de téléphone bi rek dañ la ko yónnee naar comme ça nga jàpp ci ak ñeneen ñoo xam ne ni ñu ngi seetaan te bëgg di jàppale en tout cas dafa am solo oustaz il faut jàppale foofu la ñu toll léegi jàppale bañ a xaar gouvernement bañ a xaar qui que ce soit jàppale ku mën na nga jàppale. bàyyi xam nga nit ñi li may wax rek yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ko yàlla amul lu dul doomu aadama yi ci kaw suuf képp koo xamante ni yaa ngi leen di taxaw wallahi suñu borom subhanahu wa taala nga ko defal yàlla mën na xëy ku ne mu jox yoral malaaka mu ñëw jox la milliard liquidité nga dem faji say soxla waaye boobaa kenn dootu soxlaa kenn du dëgg il faut ñuy soxlante ñi dañuy am xam-xamu diine ñi am xam-xamu football ñi am xam-xamu animation ñii leneen ñii politique ñii justice comme ça loolu moom mooy doxal société bi mais ñu mel ni nga xam ne suñu borom subhanahu wa taala moo leen teg nattu ñu juddu wala ñu dem ba am na ñoo xamante ni affaire bi daf leen dab ñu dem ba seen ay bët muuru comme ni ñu koy waxee gisatuñu am na ñoo xam dañuy dem ba si biir ñu laago comme ni ko sama benn xarit da waxee nous sommes tous des handicapés en sursis loolu nañ si bàyyi xel bu baax a baax li daal ñii wallahi mën na dal ku ne te bu boobaa di nga soxla ku la dimbali kon ñii nañ leen dimbali te yàlla rek tax parce que lu mel nii soxna ñaatam indi ko toujours mu indi ko fi indi ko yeewu leen indi ko feneen ñu dem ba fa ñuy liggéeyee mu mel mu tëj parce que la ñuy produire kenn jënd ko loolu dafa metti yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa waxoon ne doomu aadama li muy lekk xam nga lu si gën mooy li muy dundee mu ne yonent yàlla Daawud alayhi salaam mosul dundee lu dul ñaqam kon ñii sunna yonent yàlla Daawud alayhi salaam la ñuy roy parce que nangu ñu dundee lu dul seen ñaq bu leen neexoon ñu dem ci tali bi tàllal loxo wala ñu dem yelwaani wala ñu dem def loo xamante ni xëy na neexul yàlla neexul yoon mais jaayuñu seen ngor lépp luñ def rek pour dundal seen njaboot te yonent sallallahu alayhi wasallam foofu laa jeex dafa waxoon ne jullit bi nga xamante ne nii al mu'minul qawiyyu ahabbu ila llahi min al mu'minid da'if nee na jullit bi am kàttan moom la yàlla gën a bëgg ki nga xamante ni amul kàttan ñu ne ko mooy kan mu ne loxo bi nga xamante ni moom mooy féete kaw moom la yàlla gën a bëgg loxo bii féete suuf te ñii lu ñu am seen njaboot lañ ko yóbbu nañu leen dimbali état bi na leen jàppale li ñuy passer di ko def feneen xaj na si nii kenn du si dolli on les soutient merci on les soutient Pape Cheikh di wax ni téléphone bi 77 la 537 68 99 mën nga jokkoo ak ñoom di sant tamit Soda Bousso parce que gis nañ ni bi ñu fi jàllalee ay sujets yu bëri dañuy réagir dañuy booleeg seen ay xarit bu ci nekk
nekk nag doo bëgg sax ñu tudd sa tur doo bëgg ñu wax ñaata nga fay yóbbu mais ñu bëri ñu ngi ñuy contacter di dem ci centre yi di fa def li nga xamante ne mooy lu baax kon merci beaucoup Soda Bousso ak ñi nga xamante ne ñu ngi may woo tous les jours mu ngoog ñu ngi lay gërëm bu baax Soda Bousso loolu mooy jikkoom am na itam ñeneen ñoo xam ne amuñu laago mais kenn gënu leen dooni jàmbaar muy ñi ñu tuddee sénégalais de la diaspora tey dañ ci bëgg a waxtaan tuuti comme ni ñu koy def chaque semaine ci quartier général bi ak Kebs Thiam dañuy dem nag Italie. waaw dañuy dem Italie Pape daal di fay fekk benn moodu boo xam ne moodu comme ni ñu koy waxee xam nga lu ci bëri dañuy bay ci tool yi foofu di bay raisin yeeg yu demee noonu depuis des années xam nga kii boo ko seetaanee nag dafay jàmbaar xam nga bay rek dafa métti ba pare nga boole kook xooloo ci climat xooloo ci lenn la ñu ci am nag la leen tax a jóg du lenn lu dul seen njaboot ak ñi nga xam ne ñoom la ñu bàyyi fii waaw léegi nag ñu seetlu ni na mu daan demee xëy na demeetu ko rawatina fi nga xam ne moom moo di Italie dafa nekk crise boo xam ne crise mondiale la fépp la métier la ñu mënoon xëy na mënatuñu ko waaye dañuy gis ni comme ni ma la ko xewoon rek li nga xam ne moom moo di paraître suñu société dafa am solo dafa métti dañ lay gisee neneen ndax am na ci ñu bëri nu ma la ko waxee keroog Pape ñibbi si sax moo leen gënal wante boo ñëwee ñu ne ana lu mu indi ana la mu defi woon lan moo tax mu toog fa ay at te tuuti rek xaw tuuti rek nga def li nga xam ne moom moo di nga ngiroo toog waaye li nga xam ne moom moo gën a am solo mooy xel bi ñuy bàyyi seen réew ak li ñu fi bàyyi te ñoom ñëpp dañoo bëri jom kenn ku nekk xëy na da nga dem uti lajj xëy na da nga dem uti am waaye ku nekk rek li am solo la tax a jóg mooy li la motiver woon ba yëkkati la nga won sa réew ginnaaw bu korité jotee nit ñi di korité di nekk ci kii yow nga toog fa nga toog xam nga dafay stressé day yomb ci ñoom ba tax na nag li nekk ci ñoom foog ñu extérioriser ko fuñ pour ñu génne ko nag amul fenn fu dul quartier général ñu seetaan sénégalais bi daal di dellu siwaat ci li nga xam ne moom moo di waxtaan mi Pape yàlla duñ yeneen nationalité noonu ay sénégalais lañ te gis nañ ne secteur développement yu bari yoo gis ci biir Sénégal ñun ñii la te loolu yaakaar naa ne waxuma ko ngir bëgg lu neex ñi fi nekk waaye effectivement moo am ndax kenn ku nekk tabax nga sa kër dugal ci sa famille bépp say frère rek say sœur rek ñëpp nga dugal leen ci yor seenu dund ba pare seeni dépassé ñi dépassé yow lépp yow la war ñu teg ko ci sa kaw ba pare sa muy ñu la jàmm muudu dañ koo def saaru virus boo xam ne fi mu ne boo ko déggee maanaam langage bi dafa am dansé bu ci nekk ndax day mel ne nii kii tekkiwul dara te kii ko koy tuddee toujours mi ngi am yitte yu mu koy gis bu dee jigéen ñi à l'époque koo gis mu naan man jëkkëri Moodu laa bëgg am ngir financement yi nekk ci moom dem ba mënatu ko ñuy war di def ay vidéo di yàq seen dara naan Moodu yi mënatuñ dara amatuñ dara te Moodu yi xoolal secteur développement yi ñuy évolué ci biir Sénégal xoolal fu mel ne suñu dëkk bee di Touba lépp luñ fay taxawalal yoonu murit ñëpp ci diaspora bi lañ ko yaakaar rawatina dëkk bii ñu nekk muy Italie fondeur bii nu wan gannaaw ay tool la nit ñaa ngi ciy rey seen bopp di liggéey est-ce que seen bopp tax ñuy liggéey seen bopp taxul ñuy liggéey dañuy liggéey ngir soutenir seenu njaboot est-ce que ñooñu amuñu woon fu ñu war a féete est-ce que ñun dañ dul ay Sénégal wala dañ dul nit est-ce que nguur gi nga xam ne moom moo fi nekk te nga xam ne moom it lépp lu mu yaakaar ci diaspora bi la ko yaakaar est-ce que mi ngi ñuy féete fi ñu war a féete féete wuñu fi lu dul moom it tamit seet di nu seetaan rek nu lay rey ci biir réew mi ñaata kaa nga fi gis fetal autorité jël ko dóor ko nit rien dara du ci mujj dañuy mel na ko rey benn animal rek am teg fale noonu est-ce que jotul ñu taxaw nag danoo si suñ bopp wax ne noonu ñun ñooy kii Moodu yi ay gor lañ de ñu ngi tawte fii di si ngeen tool yi nii fi la ñuy dugg di liggéey ñenn ñi ñu ngi ci biir marché yi di jaay ñenn ñi ñu ngi ci biir dëkk bi di wër liggéey ñetti weer dañ koy xoor wër liggéey duñ ko mën a am te lépp bëgg bañ seen njaboot fu mu rànk te kenn du leen dimbali ci ñaar dërëm kër gi nga gis pile bu lakk dong nga war a dem jënd ko 1000 francs ñu ne déedéet woo ko nañ ko woo téléphone ñu woo la téléphone ne la pile ba lakk na kii ne la sama tànkulal ba damm na kii ne la sama daram ba xottiku na kii ne la sama nangam ji lépp ñu wékkale ko jéemuñ ci yow dara kenn parmi ñoom parce que bëri nañu am na ñoo xamante ni ñu ngi sant fa ñu ne am na ci ñeneen ñoo xamee ni wax dëgg yàlla toogoon sax gën mais ku ci ne rek ak comme tu as dit ni ngay bëggee extérioriser li nga xamante ni yaa ngi koy dund moo tax souvent ñu jàpp ni dañuy kaas rek mais ay jàmbaar lañu ñoom ñëpp dëgg la ay jàmbaar lañ ñoom ñëpp ba tax na comme duñ ne télévision Futurs Médias seetu la te kenn ku nekk da nga cee am pàcc boo xam ne da nga koy matal bu teyee ñu wax ñi nga xamante ne ñoom ñoo ci nekk di ci sant ba nekk ñoo xamante ne sax dañuy participer bu baax ci li nga xam ne
mooy am na lu ñu taxawal ndax Pape Cheikh booy xool bu ñu nee immigré nekkul rek da ngay jël yónnee sa njaboot rek daal di cay yem de plus en plus li nga xam ne moom la ñuy gën a gis mooy ñi nga xam ne dañuy toog foofu waaye dañuy investir fi nga xam ne moom mooy seen dëkk mu nekk loo xamante ne day jur ay emploi jur yeneen ak yeneen gis nañ ko ci kii nag dañ koo jël parce que Italie la nekk moom daal di expliquer li nga xam ne moom lay dund moom li muy plaindre li ci ëpp gën koo naqari mooy nee na wax na ci benn fànn ne chaque jour nga dégg ñu ne rey nañ ci kenn te du mujj fenn ma ne ko Sénégal gii sax chaque jour tamit ay nit ñu rey leen parce que mbir mi tamit du question wu dañuy focaliser wu di wax ak di jàmbat ak di def yëfi waaye li nga xamante ne moom moo am solo rek mu nekk télévision Futurs Médias li ñuy jàllale ñun mooy que dañu nekk rek li nga xam ne moom moo di relais information bi kenn ku nekk boo bëggee wax dara wala nga am sa soxla wala nga am loo xam ne yaa ngi koy ñaxtu bu nekk sa biir xol on donne li nga xam ne moom moo des nag mooy li ñu koy waxee rek le commentaire est libre mais les faits sont sacrés kon moom moo taxoon nag waa ji ñu tàllal ko suñu micro mu daal di wax li nga xam ne moom mooy xalaatam di ko ubbil ñëpp nag képp ku bëgg a wax parce que tam dañu am ñi nga xam ne ñooñu fa teewal ku mel ne Famara Sow ku mel ne ki ñu defaloon reportage bi nekk en France Ibrahima Camara ñoom ñëpp nag dañ leen ubbil ak ñeneen ñoo xamante ne dañ ko ubbi ci diaspora bi soxlaatul ñuy bouger wala ñuy dem fenn ñoom ñooy toog lu ci xew rek xam nga léegi ak technologie xarala yu bees yi ni mu demee bu ñu ko envoyé rek ñu mun koo wane ci li nga xam ne moom moo di télévision Futurs Médias di gërëm bu baax ki nga xam ne moom moo di Famara Sow pour conclure Pape Cheikh mu am tamit Bamba Day xam nga dañ ko doon def chaque année am na sax boo xam ne filmé woon naa ko New York waaye dafa am boo xam ne bu mag a mag la buy am Italie le 2 juin lay doon sëñ Maam Mor moom moo ko initié woon ñu koy faral di def muy amee fi nga xam ne moo di Brescia donc loolu tam ñu ko doon jàllale muy taxawaay boo xam ne dañ koy taxawal jëmmal ki nga xam ne mooy Cheikh Amadou Bamba di ko def ci dëkk bu nekk waaye nag bu Brescia bi tam dafa nar a nekk bu rëy te le 2 juin lay doon incha allah waaw kenn duñu fa jiitu déedéet Cheikhul Khadim rek juillet waaw le 2 juillet juillet incha allah le 2 juillet merci en tout cas intéressant yaa leen fi teewal ñoom barki démb rek maak Mamadou Ndiaye ñu ngi waxtaan ak association sénégalais yi ñuy déporté jële leen Amérique dig nañu leen ni di nga leen seeti pour ñu teg ko ci quartier général bi am na itam yeneen sénégalais yoo xamante ni ñu ngi feneen te kenn ku ci nekk am nga di tubaab naan ton mot à dire donc on leur donne la possibilité de s'exprimer quand même ci quartier général parce que lii mooy jotaayu sénégalais yi merci ci sujet bi Kebs ñu tàmbali waxtaan wi nga xam ne ni nag moom la ñu nas tey ak ki nga xam ne ni mooy juge Ibrahima Hamidou Dème ñu ngi lay gërëm bu baax merci d'être là ñu ngi lay tooñ léegi nii ne reetaanoo ak ñun qu'est-ce qui se passe xanaa ndogu bi duunul tey. waaw Pape Cheikh maa ngi lay nuyu. di nuyu sa collaborateur yëpp. di nuyu aussi Sénégal Sénégalais yi ñuy seetaan yëpp. waaw yaakaar naa ni depuis ma fi toogee ñi nga xamante ni nuyu nañ ma. waxtaan naa ak ñoom. waaw léegi nag peut-être am na benn réputation bu lay topp su fekkee juge nga. waaw juge moom nit ñi dañ koy jàppee nit ku sévère. ñun moom nee nañu yéen juge yi da ngeen metti. waaw loolu xam nga fonction bi la. fonction bi da lay topp waaye ni juge yi ñoom tamit ay nit lañu. ay comme yéen ak man lañu parce que man léegi nekkatuma juge. comme man ak yéen lañu. dañuy def ni ñeneen ñëpp di def. ni Sénégalais yëpp di def di am ay loisirs di am ay soxna ak yëpp. donc loolu kese la fonction yi nag suñ koy exercer nag. dana leen war a am fu mu leen teg. waaw dafay am ay obligations professionnelles. ay obligation de réserve ak yooyu. moo tax daal am na ay sañ-sañ yoo xamante ni amuñu ko. mais terewul ni ay nit ñoo xamante ni comme ñun ñëpp lañu. waaw amul benn problème mais nag méfiance boobu aussi dafa am. mënul ñàkk dafa am mënul ñàkk voilà pour vous raconter un tout petit peu histoire bi ngeen gën a xamanti ko ki nga xam ne ni mooy parce que appellation ba léegi presse beeg grand place yeeg ñëpp juge Dème la ñuy wax jusqu'à présent qu'est-ce que ça vous fait. waaw xam nga foofu tamit sax bi ñuy préparé émission bi juge Dème internet aussi hashtag bi juge Dème. xam nga foofu tamit sax xam naa professionnel justice yi nga xamante ni xam nañu fonction bi ma exercer. loolu dana leen xaw a bett tuuti parce que man benn at laa nekk juge. benn at sama début carrière laa nekk juge. li ci tegu yëpp procureur laa.
yi ci toog yëpp procureur la waaye nit ñi distingué wuñu fonction procureur ak fonction juge ñëpp magistrat lañu moo tax nit ñi juge rek la ñu wax waaw loolu tamit da nga gis sax ñoo xamante ni ay juriste lañu ay intellectuel ay professeur d'université yoo xamante ni juge la ñuy wax procureur yi juge lañu leen di wax mais benn la rek ay attekat lañu rek en tout cas c'est bon à savoir. Mamadou Ndiaye def nga portrait d'ailleurs. voilà def nañu ñu portrait gën a xamanteeg moom surtout ci ñaari at yi la ko Sénégalais yi di gën a dégg turam moom doomu Thiès bi génn ci li nga waxante ne mooy fonction magistrature daal di créer mouvement politique duppee ko ensemble donc ensemble mën nañu seetaan portrait bi nga xam ne moom lañu jagleel ki nga xam ne mooy Ibrahima Hamidou Dème. Ibrahima Hamidou Dème sénégalais yi ñi ngi ko gën a ràññee ci atum 2017 gannaaw ba mu tekkee ndombol tànkam ci conseil supérieur de la magistrature moom li mu doon ñaawlu moo di li ñu duppee consultation à domicile loolu waral ba mu tekki ndombal tànkam ci conseil supérieur de la magistrature ñu teg ci at mu daal di démissionner définitivement ci magistrature ci weeru mars 2018 li mu doon ñaawlu it mooy justice bi nga xamante ni ñàkk moom boppam bi mu ñàkk moom boppam ci mim réew yemul foofu moom juge Ibrahima Hamidou Dème dafa daal di songu langue politique bi daal di songu sax li nga xamante ni mooy gestion président Macky Sall looloo waral mu créer mouvement am duppee ko ensemble moom doomu Thiès bi nekk juriste bu mag xam-xamam màcc ci wàllu droit des enfants nekkoon it greffier nekk magistrat bi nga xamante ni xam-xam dafa màcc ci wàllu droit pénal moom juge Hamidou Dème nekk ki nga xamante ni mooy expert en droit de l'homme nekk invité quartier général juge Ibrahima Dème ñi ngi xaar ay tontu ci lu waral mu indi bii taxawaay. Marianne sax mu ngi xaar seen ay questions yéen internautes yi Facebook Twitter ba ci Instagram. noonee la demee Pape Cheikh Facebook/QGTFM wala Twitter hashtag bi QGTFM la ñu ngi leen di xaar également Instagram GFM SN mun ngeen ñu fa follow wala Snapchat GFM-6 Sénégal bu leen fàtte également suñu application bi di GFM et vous application bi mun ngeen ñu fa suivre en direct waaye lépp luy xeetu replay yoo xamante ne am na fii télévision Futurs Médias wala ci RFM di ngeen ko am foofee. di ngeen fa am également suñu yéenekaay tàggat yaram bi nga xamante ne moo di record waaye di ngeen fa am li nga xam ne moo di Lobs TV ak King FM kon soo leen bëggee poser ay questions hashtag yaa ngoog Facebook/QGTFM wala Twitter hashtag bi QGTFM la Baye Cheikh. mu ngoog Chérif mën nañoo tàmbali waxtaan bi Mamadou Mamed Ndiaye comme j'ai dit tantôt beaucoup de questions. ak yu ñu bëgg a xam ñun ci moom Ibrahima Hamidou Dème. waaw su ma ko. non ndigal comme ndigal nañ ko jëfee. waaw li ma ndigal la entre waa RFM ak waa TFM. oui tendance rek. waa TFM ak waa RFM looloo xew léegi. wala boog. waa RFM wuyu leen. xamuñu foo bokk yow. ma ne ko waa RFM wuyu leen ñaata. kon ñun ñu wuyu waa RFM. jeex na kon ñun waa RFM jox nañ la kàddu gi. waaw li ma koy njëkk a laaj mooy ginnaaw buñ ko dalalee. Sénégalais yu bëri xamuñu ko. bu weesoo luñ jàpp ci moom le juge rebelle kan mooy Ibrahima Hamidou Dème. waaw Mamadou Ndiaye xam nga nit moom nga wax ci sa bopp dafay xaw a jafe yaakaar naa ni am na loo xamante ni léegi portrait bi am na lu mu wax am na lu ñu wax ci man loolu je crois que sénégalais yi mën nañ ko retenir waaye ne puisque da nga ma obligé ma wax man maay kan peut-être sama parcours professionnel la sénégalais yi soxla sama parcours professionnel 98 laa ko commencé ma nekkee greffier nekk naa greffier juróomi at bi ma ci jógee ma def concours professionnel magistrature ma nekk magistrat à partir de 2005 bi ma ko nekkee nag Thiès laa tàmbali liggéey ni ma ko waxee léegi comme juge sama première année juge laa nekk bi ma ci jógee à partir de 2006 ma nekk substitut du procureur Thiès Thiès bi nga xamante ni fa laa njëkkee nekk naa fa pratiquement 9 ans bi ma ci jógee nag ci lañ ma affecté Dakar cour d'appel Dakar comme substitut du procureur général waaye ne parallèlement maa ngi doon jàngale université comme chargé d'enseignement
loolu daal ak formateur aussi je suis un formateur en droit de l'enfant. Bon pour résumer daal loolu moom mooy activité professionnelle yoo xamante ni exercer naa ko. yaa ngi bëgg a dugg ci loo xam ne dafa laaj politique te li mu fi tudd yëpp amul benn jéego politique boo mas a teg nga nar a sóobu ci terrain boo xam ne bu fekkee mën naa ko tuddee un terrain inconnu ndax yaakaar nga mu yomb ci yow. waaw li ma def moom wax nga dëgg musuma def politique parce que bien avant maa nekk magistrat. mënoon naa def politique en tant que greffier defuma ko à l'époque mais boobu syndicaliste laa woon man ci juróom-ñetti nit ñi nga xamante ni ñoom ñoo créé syndicat des travailleurs de la justice bi ci laa bokk ci comité de pilotage bi ci laa bokkoon syndicat boobu tamit nekk naa ci secrétaire à l'éducation syndicale nekk naa ko ci at avant ma dugg magistrature donc loolooy sama parcours am na expérience ci syndicat politique nag moom musul nekk sama jëmukaay parce que man magistrature laa choisir dama choisir woon def magistrature bien que ci sama parcours souligné wu ma ko admis woon naa ENA bi ma ko admee ñaari weer daf ci tegu rek ma admis magistrature ma choisir def magistrature parce que man fonction boobu laa bëggoon donc politique mën nañu ne dafa imposé wu ci man du man maa ko choisir mais je crois que ci sama parcours dama dem ba xalaat ni yoon la ma dugg ci politique te li ma génnee ci magistrature dama ko wax souligner ko dama génn ci magistrature pour def politique. waaw mais bi nga ciy génn bàyyi nga fi benn expression boo xam ne histoire dana ko jàpp mooy je démissionne d'une magistrature qui a démissionné luy loolu. waaw expression boobu yaakaar naa ni ñi dund li justice di doxee at yi passé yëpp war nañ ko mën a comprendre parce que ci république lañ nekk. république dafa am ay pouvoir ñu wax pouvoir exécutif ñoom ñooy jiite mooy président de la république ministre am yi ak démembrement am pouvoir législatif mooy député yi ñi nga xamante ni ñoom ñooy voté loi ak pouvoir judiciaire mooy ñiy atte te pouvoir bu ne dafa war a am rôle bu mu joué ci république pour yëpp jaar yoon gis nañ nag doyadi bi ñu doyadil dañ ko doyadil yoon doyadiwul mais dañ ko doyadil doyadi bi nag ci exécutif la d'abord ci biir aussi magistrature man souligné naa ko ñi ñu jiite taxawaay bi ñu waroon taxawaay ñoom Kéba Mbaye ñoom Assane Bassirou Diouf taxawee wuñu ko ba justice daal doyadi ba jouetul rôle su jouewul rôle am parce que mission la am ku deful sa mission da ngaa démissionné loolu nag su ma ko waxee loolu tamit dama koy préciser su ma waxee ni justice dafa démissionné du magistrat yëpp a démissionné parce que système la système bi dafa am ñu ko ŋànk ñu ko yore dama ne sax am na ñu ko jël en otage ñooñu nag minorité lañu ci biir corps bi mais dafa dem ba ñooñu niñ ko téyee pratiquement justice jouetul rôle am loolu moo tax ñu ne justice dafa la magistrature a démissionné. professeur laa la par respect ak reconnaissance parce que bokk naa ci ñi nga jàngal institut des droits de l'homme et de la paix bu nekk fële ca université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru mais dafa am ñaari reproche yoo xamante ni dañ la ko def. su rawatina lettre bi nga bind te Mouhamed rappelé ci phrase boobu justice bu da nga démissionné ci justice bu démissionné mooy ñu bëri dañ ne bu fekkente ne yow li nga bëgg maanaam justice moom boppam di indépendance boobu da nga waroon a toog ci biir xeex ko au lieu nga daw parce que dañu jàpp ni daw la. ñaareel bi mooy la topp ca lettre mooy deuxième partie bi également mooy parti politique bi est-ce que yàqul sax la nga njëkk a souligner maanaam jafe-jafe justice bi. waaw sa première partie question da nga ne. dañoo ne ni dama waroon nekk ci biir xeex xam nga yaakaar naa ne ñi nekk ci biir di xeex pour justice am indépendance am bëri nañu mais ku nekk sa façon ni ngay xeexee man
dugg naa d'abord ci bureau Union des magistrats sénégalais nekk naa ci secrétaire général adjoint entre 2009 et 2011 ñi nga xamante ni ñoo fi nekkoon def nañ ci liggéey bu am solo liggéey boo xamante ni magistrat boo xamante ni vraiment bu mag bu ñuy tuddee Ablaye Ba moo ñu jiite woon ñu def liggéey bu am solo ci ñaari at bi ma jógee ci loolu nekk naa fi membre conseil supérieur parce que ñëpp xam nañ ni bala ma démissionné magistrature dama démissionné conseil supérieur magistrature te démission boobu aussi choisir ma ko parce que mandat ñeenti at la amoon dama waroon toog ñeenti at représenté sama collègue yi ñoo ma xool wóolu ma ne ma doy nga ñu pour nga représenté ñu fii moom mooy instance bi nga xamante ni moom mooy garantir indépendance de la justice parce que fa la ñuy affecté magistrats yi fa lañ leen di nommé yooyu bi ñu ci nekkee tamit mu am foofu crise bu doy waar bu pratiquement musul am ci justice 7 mois rek laa ci def nag ci biir li ma mën parce que magistrat yi nga xamante ni peut-être ñoo ñuy seetaan mën nañu seede loolu man bi ma dawalee ñaari weer ci laa leen bind ne leen mbir yi jëmul kër il faut que ñu changer dem naa sax man ak yeneen magistrat ba ñu xool les anciens membres élus du conseil supérieur pour ñu boole leen ñu xool nan la ñuy def jéem nañu liggéey ci biir jéem a boole waa UMS ci biir xeex bi mais moment boobu aussi bureau UMS amul taxawaay bi mu am léegi mbir mi metti woon trop ma dem ba xam ni mënatuma dara ci biir liggéey boobu foofu laa njëkk a démissionné en 2017. donc suñ ma neewee ni defuma un combat interne man yaakaar naa ni dama atteindre samay limite bi ma jógee ci loolu tamit dama toog xool pendant 13 mois jarul man may wax justice nan la porté wu nan la meloon entre temps je crois que sénégalais bu ne mën nga xool par rapport ak justice ni nga koy gisee ni nga koy percevoir nan la justice taxawee depuis boobu léegi nag soo ci gisatul sa bopp nga nekk nit koo xamante ni peut-être man dama choisir combat man dama yaakaar ni loolu tamit pour tontu sa deuxième question bi la dama ne parce que man sama lettre bi parce que parti politique bi quand même vous n'avez pas été tendre par exemple avec le régime parce que wax nga promesse yi nga xamante ni teniroon ko ak yooyu yëpp waaw loolu yëpp xam nga confusion boobu xam nga du confusion xam nga man dama ne programme président Macky Sall Macky 2012 man ak peut-être ñeneen magistrat dañ ko jàng ñun parti bi ñu intéressé woon bu ñu gën a intéressé lépp ñu intéressé parce que dëkk bi aussi ci lañ nekk parti bi ñu gënoon intéressé mooy justice ñu xool ko mu wax ci mu am ci constat bu alarmant bu ñu def ci indépendance justice ba pare ñu def ci ay proposition yu am solo man proposition yooyu mënul am proposition yu gën pour tegaat justice ci yoon ñu amoon yaakaar toog xool waaye ne li ñu waxoon ak li ñu jëfee dafa mel ni c'est tout à fait le contraire man yaakaar naa ni sax justice ni mu toll nii musu ko toll dans le passé léegi loolu promesse yooyu nag ñun dañoo wax ni au-delà de la justice parce que justice mooy socle société yoon yaakaar naa ni nit mën na ñàkk lu ne mën nga ñàkk sa alal mën nga ñàkk leneen ak leneen loo xamante ni da nga ko jot mais injustice yaakaar naa ni képp ku mës a subir injustice da nga xamante ni injustice. mais professeur laaj bi pour prolongement ci li nga wax ci indépendance justice boobu parce que mës nañ fi seetaan quand même benn documentaire TFM diffusé na ko lu bari def naa Amadou Gueye moom moo ko defoon ci ay carnet secret maanaam indépendance justice bi yow intervenir woon nga ci documentaire boobu nga wax ni benn passage boo xamante ne woon naa xam naa bu ñu gisante dinaa la ko laaj nga ne dans l'exercice de votre fonction yow mosoo subir ay pression benn extrait la boo xamante ne moo tax bon xëy na xaw ma ban contexte nga ko waxee woon mais est-ce que yow pression moo tax nga quitté wala la à quel moment nga subir pression yooyu. wala moom bëgg nañu xam ne da nga ko quitté. loolu la ñuy xaar depuis. waaw surtout loolu est-ce que mës nga dëggal ni yow ci li nga bi ngay exercer métier bi mosoo subir pression. pression moom day am xam nga suñu la jëlee élément par exemple 30 minutes
ñu diffuser ci 2 minutes dana am loo xamante ni wax boo xamante ni dafa précédé wala wax bu ñëw après. man damay nit koo xamante ni dama nuancé. damay nuancé li may wax yëpp parce que attekat bi ma nekkoon dafa nekkoon sama deret pratiquement damay nuancé parce que da ngay bañ ñu lay fël ñu lay démentir. parce que am na attekat walla am na nit ku honnête taxawaay bu mu war a taxaw nee naa ni su fekkee pression yaakaar naa ni laaj bi ñu ma laajoon dañoo ne pression sur le plan politique exécutif loolu pratiquement mën naa ne sama carrière yëpp amul benn autorité exécutive bu ma mës a woo di ma demander ma defee nen nit ñi tamit parfois balaa ñoo laajte bala ñoo woote walla bala ñoo kii ni dañuy renseigner wu am na ñi ñuy sañ a laaj ak ñi nga xamante ni sañu ñu leen laaj waaye ne des pressions day am man nee naa indépendance ñaar la indépendance externe mooy pression yi magistrature mën a subir de l'extérieur pression religieuse pression xaalis pression exécutive mais am na aussi benn pression boo xamante ni mooy interne bi nga xamante ni ñi leen jiite seen bopp président tribunal bi mën na ñëw ne tel juge defal ma lii amul sañ-sañ bi nag nit ñi dañoo war a wax xam ni juge bu ne da nga am sa indépendance loolu tamit pression la juge bi am na ni muy xalaatee ni kii sama kilifa la peut-être mën na ma bind ñu affecté ma ak yooyu mën na subir pression boobu man ci noonu laa ko waxee mais man dama bëgg préciser que sama démission amul benn pression boo xamante ni wala li ma metti man sama bopp personnellement amul man magistrature dugg naa ko ba génne ko amu ci frustration bi may dugg frustration personnelle aw ma ko ci paradoxal nag bi may dugg bi may génni di dem Thiès maa choisir Thiès parce que suñ nekkee école suñu génni en fonction du classement mën nañ choisir suñu lieu d'affectation Thiès bi ma fa defee ñaari at rek laa nekk premier adjoint procureur loolu la ñuy wax premier substitut daan naa toog ay weer nekk amoon at yu bëriwul mais nekk procureur di gérer toute la région de Thiès ma jóge ci ba bi may jógee ci magistrature j'étais substitut procureur général su ma continuer woon juróom benn at mënuma am poste bu ëpp importance boobu te j'étais à Dakar dans la capitale mais su ma gisoon sama collègues yi nga xamante ni ñoo nekk ci région yi ci biir manque de moyens yi ak conditions de travail yi ak affectation yi ak frustration yi parce que man du ay frustration interne ñu bëri nag dañoo xamul ni am na ñi nga xamante ni ñu ngi ci biir di xeex du man kese ñu ngi ci biir di xeex du ay frustration personnelle. mais am na ñu ne nag bi ñu la yóbboo cour d'appel dañ la mettroon daanaka au frigo maanaam. voilà dañ la tegoon foofu rek est-ce que loolu taxut tamit. daan man xam nga bi ma daawoon la jox dossier yi ak yooyu. man xam nga bi ma nekkee waaw xam nga bi ma nekkee cour d'appel paradoxalement